Dakar, notre plateforme d'information. ba tey rek di leen fàttali ne yéen a ngi ci seen bili émission yaa ngi ci biir ànd ci ak waa Feeling Dakar TV ñu dalal fi nag ki nga xamante ne nii ndaanaan la muy Cheikh Ndiaye bu Soleil Levant. Cheikh, waa Africa Benno am sargal bu rëy boo xamante ni dañ ko fas yéene defal ñi nga xam ne ñooy waa Soleil Levant ànd ci nag ak waa diaspora bi yëpp ñu ne dañuy sargal Soleil Levant. bi nga déggee information boobu ban yëg-yëg nga am en tant que nit. mbégte xam nga sargal nit dafa important. duñu sargal aussi n'importe qui. Effectivement. duñu sargal aussi ku marqué wul empreinte am ci la muy def. Ballon d'or barki dem bi coow lu ne andi na ko fi Sénégal yi naan Sadio Mané la ñi naan Messi la nangam lan la Ballon d'or sargal la. donc tey jii bu fekkente ne par la grâce de Dieu Soleil Levant def na ci àdduna bi loo xam ni ay doomu réew mi ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew waa diaspora bi yépp décidé dañ koy sargal. ah soxna Ami loolu tamit mbégte mënu ko gën a mag. loolu dinañuy dolli jom. loolu dina wone na kat xëy na atteindre guñu suñu objectif. waaye même bu dee 25% àgg nañ fa. wax naa la ko léegi sama biir wax sénégalais kenn moomu ko. te sénégalais amul jot. surtout tey sénégalais yi nekk bitim réew tey di daw guddi ak bëccëg tey foofu ku liggéeyul doo lekk ku liggéeyul doo fay kër lu ñuy fay kër foofu bu ndawee ba ndaw ay 1500 euros ay 1000 euros la. donc tey ñooñu tey bu fekkee décidé nañu dañu bëgg jël Soleil Levant Sénégal fii ñu jóge Dakar ñu ñëw Paris waa diaspora bi jóge fu ne ci àdduna bi ñu dajaloo Paris ñu sargal Soleil Levant c'est parce que kon Soleil Levant am na lu mu def ci ñoom. wax naa ko bañ ma ko waxee dama ne leen c'est pas la première fois ñu sargal Soleil Levant nag. mais fii la mos a yem Sénégal. La mos a yem. sargal nañu Soleil Levant à plusieurs reprises fii ci Sénégal. mais tey bu ñu demee nag ba nar a sargal Soleil Levant bitim réew sant yàlla parce que ñoom li ñuy liggéey ñoom pratiquement ñoo ci moom 80% yi ñoom ñoo gën a stressé ñëpp. gisuñu ndey gisuñu bàyyi am na ñu si gisul jabar. am na ñu gisul jëkkër am na ñu si gisul papa yaay doom dara toog foofu liggéey guddi nga ñëw toog sa kër nga ne xaaral ma xool tuuti Soleil Levant ma féexal sama xol wala ma ressourcé waat delluwaat tuuti Sénégal. am na koo xam nee na ma man li ma neex du li ngeen di joué de ndét yi ngeen di joué dama ca daan jaar man kese doy na ma. tu vois donc ñooñu tey bu ñu fas yéene dajaloo tey liggéey wàcc ñëw sargal ci Soleil Levant. sant yàlla la. mbégte rek la mën a doon ci ñoom. macha allah ay ca Cheikh mu nekk loo xamante ne nii événementiel la le 21 décembre incha allah ci kattanu suñu borom ak mbaaxam yal nañ ko fekkee te tal ko. ay ca loolu nga xamante ni dafa am lan ngay promettre waa diaspora bi yow Cheikh Ndiaye. ñun nag dañ di ay artistes. ñun dooñu sargal rek ñu sol costume cravate wala yëre olof ñëw toog. déedéet boo ñuy sargal. la nga gis ci télé bi ba bëgguñu koo sargal dañ fexe def ko sur scène. donc dañuy jouer programme la. je sais que nag waa Africa Benno xëy na am na ñeneen ñu nekk ci biir parce que am na ay mbër yuy ñëw ànd ci. am na ay musiciens yuy ñëw ànd si. te musiciens yooyu aussi ñu ñëw ci da leen a war. parce que Soleil Levant xaritu ñëpp lañu. tey jii boo seetloo wiiri gis nga ci Viviane di Clarisse. mu ñëw dugg ci ak ko yéegal ko ca kaw def ci lu extraordinaire yóbbu ko beneen niveau. tey jii ba muy def anniversaire am Grand Théâtre waa Soleil Levant danoo dem yéeg ci ko scène ba sargal ko bokk ak moom fête bi kon bu Soleil Levant xewlee lu mu jàpp dina ko bàyyi dafay ñëw. diggante Soleil Levant ak Wally Seck defe naa ni ku ne xam na suñu diggante ak moom. posoog wañ la. bu ko amee lu ko raw sax moo ko raw. Wally c'est Soleil Levant Soleil Levant c'est Wally. Wally ñun mosuñoo dugg ci lu mu bokkul mosul nekk ci lu ñu nekkul lu mu bokkul soit physiquement soit financièrement soit lépp da Wally lu mu nekk mi ngi ci. donc bu xewlee ñun ñu nga ca bu ñu xewlee même bu fekkonte ne Tébé la Katmandu Wally dina ñëw fekk si ñu. gëm naa loolu diggante Soleil Levant ak Youssou Ndour ku ne xam na ko tey jii bu ñu àggee fii tey ba àgg fii tey ñu àgg tey mën nañ ne loxo Youssou Ndour a ngi ci loxo Ndiaga Ndour a ngi ci parce que Youssou Ndour bokk na ñu njëkk a gëm Sénégal
Ndiaga Ndour mu jël ñu teg ñu ci loxo rakkam di Ndiaga Ndour ne dama bëgg ngeen gérer ñii parce que gis naa ci ñoom lu bari moo tax boo xoolee suñu production yu bëri SSP la. SSP la Ndiaga Ndour la tu comprends. donc ñun ñuy liggéey TFM te CDI lañ fa am kon tey Soleil Levant bu xewlee ku ne xam na ne Youssou Ndour dina ci taxaw te bu ko jotam mayee dina ci teg tànk day ñëw day teew incha allahu rabbi donc je crois que c'est ça boo yàggee demal nit tey jii boo xewlee nit ñi dañ la war a ñëwal ñun nag dinañ def suñu spectacle boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp tey lu fa nit di xaar dina ko fa fekk di nga reetaan ba tëdd ci suuf dina ñam ay quelques séquences wiiri diggante Cheikhouna ak Jojo yu nga xam ne tey yoo xam ne yoo gën a marqué yëpp dañ ko fa def donc ñu ngi koy répété boobu ba léegi moo tax Bamba sax mi nga xam ne moom moo jiite Benno daf may woo yenn saay pour jot ma ne ko déedéet nag du mën a ne nag parce que doo ma sas dara ba pare bëgg di ma jot tout le temps dama nekk ci liggéey parce que dañuy waajal yeneen série yu nga xam ne ñu ngi koy waajal def ci Sénégal te bëgg nañu bu ñuy ñëw bàyyi fi lu doy bëgg nañ aussi répéter tamit pour ñi nga xam ne leen ñëw seetaan si ñu seen xol mën a neex macha allah lan mooy seen ay projet yéen waa Soleil Levant li ñu xam rek suñu projet à part série bi nga xam ne wiiri moom ñun ñaa ngi koy laajaat waaye bàyyi nañ ko suuf 3 bi en attendant. mi ngi ci en attendant wala dafa jeex définitivement. non xam nga dama la wax leen ma. fii ak àdduna jeexul dara mënut a jeex. àdduna moom ñu ngi fi rek ba léegi rek. l'essentiel la ñu bindoon ñun ci wiiri jeex na waaye nag yàlla daf ñoo may ay xel moo ñu wuteeg mala yi. mala amul xel moo tax ay xar ak ay nag nit. xel la am bu yàlla mayee xel naam mat ko ba ñu mën a bindaat lu raw la ñu liggéeyoon it c'est pas impossible mais pour le moment boo ñu waxi wiiri ñu ngi ci yeneen série yu nga xam ne ñu ngi koy waajal comme li nga gis noonu Aziz ngi ci benn côté man maa ngi ci benn côté man ak Aziz ñu ngi ci benn côté man ak Cheikh ak Aziz yëpp ñu ngi ci benn di liggéey pour Sénégalais yi. macha allah ba pare ñuy waaj ay tournée yi nga xam ne tamit tournée internationale la parce que Soleil Levant ni nga koy gisee nii mosagul def tournée internationale. am na ay benn yu wër àdduna bi am na ñi nga xam ko man ku ci mel ne ñenn ñi dem nañ fu ne ci àdduna bi mais ñu àndandoo ñun groupe bi def tournée internationale le 21 boobu ñu ñëw Paris leneen ak yeneen ak date yu nga xam ne c'est pas encore ficelé moo tax mënuguma ko joxe tey jii bu ñu ko ficelé yéen a ngi fi télé yeeg rajo yaa ngi fi defe naa pour ñu def yow ku la woo nga dawul nga daw ñëw léegi ñun ñu xam yeneen jours yi donc c'est ça di woo ñëpp daal di woo ñëpp et puis di remercier aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo am xalaat bi di leen remercier bu baax a baax di leen remercier bu baax parce que vraiment ñi fi liggéey bari nañu Sénégal ñu mën a sargal comme ñu sargalee Soleil Levant bari nañu Sénégal donc bu ñu choisir Soleil Levant dañ leen di gërëm di leen sant di leen wax que ne nag dafa war a pérenniser wu warul yem ci Soleil Levant kese déwén nañ choisir ñeneen ñu sargal leen Soleil Levant dem jàppale ñooñu après déwén incha allah rabbi même chose donc c'est ça na àdduna bi xam daal que ni dañ ko def pour rek askan wi pour rek doomu aadama yi leneen taxul ñu def ko. yaa ngi Feeling Dakar notre plateforme d'information.